sëñ Thierno Moule Sadikh damay ñëw ci yow ci tey ci yàgg di attaqué ci ay communication tey moom la mbir mi dal ci kawam mu génn def benn sortie def communication bi wax naa ni sénégalais ñun am nañ problème mu analyse mais amuñu problème mu parparlo te analyse bi ci ëpp solo mooy communication mooy kenn ku ci nekk di xalaat avant ngay génne tey coow am na communication am na wax nañ léegi ci biir élément bi état moom waxul keneen ki nga xam ne mooy victime bi waxul waaye ki nga xam ne ni mooy Sonko moom moo génn wax moom buñ del siwaatee ci moom day mel ni ay sorteem yu baree bari ñaare danañ indi coow lu mel noonu te it daana attaqué ci wàllu yu mel noonu gis nga problème 14 milliards yeeg problème ne nangam tey nan nga mën a analyser ni moom tamit communication boobu ak fee yi nga xam ne def nañ ko ak sortie bi mu def. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp di beral nuyoo sama papa sëñ Ibrahima Baaxum di bëgg lool nag ci teewaay bi fii ci pan bu jëkk ci weeru rajab di ndokkeel jullit ñëpp ak rawatina murid yi rawatina waa kër Serigne Fallou waaye nag di masawu ñaar ñi nga xam ni mbir dal na seen kaw muy Ousmane Sonko ak Adji Sarr lu diis dal na ci seen kaw ndax Ousmane Sonko borom kër la yor na ñaari soxna yor nay doom njort naa ne sax am na ci doom yoo xam ne toll nañ ci xam li ñuy waxtaane lan la kon am na lu naqari lu dugg këram te gan la goo xam ne góor bu sañoon du dugg sa kër di ma saw nag Adji Sarr ndax fii ñu wax moom rek mooy victime ndax moom moo wax moo dem yoon wax ni nangam dal na ma te ki ma ko def neexuma ba ma koy def it ànduma ci kon moom it fi mu ne nii moom victime la boo xam ne ci kanamu yoon dañ koy nangul loolu nangul kële it ne victime la waaye bureau la ci quelque part ba keroog yoon di def la mu war a def loolu nag bi mu amee ba léegi ñu ngi xool réseaux sociaux yi di xool journalistes yi ak ñiy communiquer lii ñu jàngale fii léegi rek dafa am luñ ci dégg loo xam ne moo gën a leeral sunu xel parce que boo xoolee journalistes yi maanaam ku wax rek di nga xam automatiquement fan la féete donc nekkatul professionnalisme parce que di nga ne tel groupe de maanaam tel journaliste pour bañ a tudd ay tur di nga xam ne tel groupe de presse lañ bokk opposant sangam moo ko moom évidemment day marché ci wetu diw donc ñii it di nga ne kii am jafe-jafe moo leen di arrangé ba ñi nga xam ne dañuy traiter l'information de manière professionnelle dañ naan ñii dañoo am fu ñu far mooy ci état bi par exemple fu mel ni TFM dañ leen a boole ci ñi nga xam ne dañuy am fu ñuy far donc sénégalais bi ci boppam maanaam ku ne dina wut fu mu la féetale forcé maanaam du nangu mukk kenn neutre ci wala kenn di informer aussi te yàlla rek a tax donc boo xoolee ci réseaux sociaux yi comme ñun tout le temps dañ ciy nekk d'abord gis nañ ne y a trop de fausses informations parce que extraordinaire parce que loolu mënul nekk de bonnes infos parce que fi mu ne justice bi commencé gul liggéey ndax ñaar lañu kenn ki dafa am lu ko sénégalais yi defal ba nguur mënul jóg rek jot ci moom maanaam pàcc nguur bi ñuy wax justice kon mbalaan moom nga xam ne moo ko ëmb te ñun ñu sàng ko moo tax yoon mënagul a jànkonte ak moom ki ci des li mu wax ak fi mu ko waxee it ñoom amuñu sañ-sañu leeral ko ndax justice dossier bu ñu topp ba mu leer lay communiquer wax ne fii la jaar bu boobaa dina ñoom ci am sañ-sañ ndax clôturer nañu dossier boobu kon li ëpp ci information yi fake news lay doon mooy information yoo xam ne boroomam lam ciy jublu mooy orienté gis-gisu nit ñi ci mbir ba mu des benn mooy bu Ousmane Sonko boobu day am ay information yu factuel waaye nag c'est un homme politique kon il faut mu def propagande information yi nga xam ne mooy li wér mooy moom nee na dem na fa mooy moom nee na dafa jagadi mooy moom nee na amul xaalis ak yooyu yëpp maanaam loolu comme moo koy wax te ci jëmmam la mën nga ko natt ba xam ne lii dëgg la kon yeneen information yi mel noonu Adji Sarr moo ñu koy jox waaye
Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ne ci wàllu communication ak propagande dafa am ay antécédents dafa nekk koo xam ne posture bii mu nekk tey neexut ci moom baaxoowu ko maanaam dafa nekk nit koo xam ne saa bu defee sorti mook ñi mu àndal dañuy dal ci kaw kenn ba boo xoolee sax day mel ni benn lynchage boo xam ne bu ñu noppee ci kooku da ngay gis ñuy publier ci su réseaux sociaux yi naan cessez le feu cible à terre waaw c'est vrai donc aujourd'hui la posture de la cible moom ci la ne est-ce que géré na ko comme il faut est-ce qu'il a paniqué loolu lu mat a jàngat la bon nuru na ko dal ci bi muy wax ba bi mu agsee ci li ëpp solo mooy dem na fa am na lu fa xew loolu daf ñu ko occulter leeraluñu ci dara xëy na nag am na ci droit parce que yoon la war a waxal ak Adji Sarr li ci toppit mooy am naa sañ-sañu wuy ji duma wuy ji ba tey mi ngi ci yoon sañ na ko léegi nag mu dolli ci loo xam ne xamuñu ndax panique la ko defee wala ci tayee xam la ko def mooy jógleen bi am na fibre sociale boo xam ne ko évoqué na ko mooy su lekkatu ñankata gi man moom séeréer laa joolaay donc je peux leur dire des choses donc woo na ay bokkam samay doomi bàjjen woo na leen woo na terroir pour quelqu'un qui aspire à être le président de la République du Sénégal loolu jaaduwul la ca toppit mooy njàmbat mi ci montant bu minable comme 200 000 ci sa santé jaaduwul ci koo xam ne dafa bëgg yilif réew mi ndax bu tanewul ñi mu àndal est-ce que ñoom ñun buñ leen joxee suñu réew ñoom duñ ñëw tibb li fi des benn li ci toppit mooy li mu wax ne xew na mu occulter ko waaye nag am li mu wax ba tax nit ñi jóg te dañoo nekk ci contexte mooy contexte Covid ci la ñu nekk donc état d'urgence état bi lijjanti na ba am na ci réew mi mooy on est en catastrophe sanitaire mais duma wuy ji rek su ko waxoon toog këram comme ci yoon la ñu ne état bi nga xam ne moo war a doxal yoon te may ko mbalaanum kiraay moom jàpp naa ne manqué wuñu bay dem di ko jëli mais faute bi mooy rassemblement dafa am këram le lendemain parce que dañu jóg leen donc rassemblement boobu am il faut que police réagir il faut ñu ñëw pour tas mbooloo mi ndax kenn amul droit rassemblement loolu nag am na préjudice boo xam ne apport indi na ko ci dëkk bi bu matériel bu bari mooy Auchan yi ñu yàq en quelque sorte am na ñuy stigmatiser bien français yi ci réew mi ñu ko wuy ji woon muy FRAPP am na yeneen bien yu yàqu yoo xam ne ay particuliers ñoo ko moom c'est assuré ñooñu dañuy dem ils vont se tourner vers leurs assurances yi lan la ñuy def dañuy fay rek noppi déedéet ils vont aller porter plainte contre X kon yeneen dossiers ñu ngi ñëwaat yoo xam ne wax boobu moo ko indi te ce préjudice là aussi va être imputé au commanditaire lu compliqué lañ dugg nii bokkul ak préjudice moral bi nga xam ne moo am parce que posture Ousmane Sonko moo ko teg ñëpp dañu am njort ci bu rafet ci moom nit jullit xàqan la du mooy yàlla du nangam loolu la njort loolu waxam la ñëpp njorte loolu démonstration d'accord donc bu ñu demee bay wax naa jaxasoo am na ak amut il faut préjudice moral am ci boo xam ne nag du bokk ak préjudice judiciaire bi nga xam ne xamuñu ndax dina am wala du am mais daal mbir mu compliqué la yombul. est-ce que jàppoo ni ci biir li nga wax ni mooy bu leader bi waxee ñëpp danañ jóg taxaw ne c'est le feu comme ni nga koy waxee waaw tey attaques yooyu di am day mel ni dañuy gis yu bare bari ci biir réseaux sociaux yi daa mel ni daaw de mi ngi koy leeral léegi bu ñu waxee rek ay ñoñam ñaare seeni li ñu war a participer ci comprendre loolu nit ñi ay saaga leen mujj di doon ak ay traak wala ay xeer wala ay wax yoo xam dana manqué dana wuute ak teggi ñi nga xam moom la ñu gis. waaw loolu moom loolu defe naa jarul sax détail ndax ñëpp gis nañu mais il faut que ñu jàkkaarloo ak Sénégalais yi am dal
am yar am teggin jël seeni responsabilité pour wax ak nit ñi parce que ki demoon démb ci émission bi amoon ci beneen télé dañoo def communiqué ne bokkul ci ñoom keneen ku ko jiitu woon te yor seen cellule de communication bi mu demee am na seen benn membre bu wax ne diw warul di génn ci communication yi donc communication bi saa bu leen arrangé wul dañ koy rejeté saa bu leen arrangé wul dañ koy rejeté fi mu ne période de panique ngay sentir parce que il faut que nga wax ak sénégalais yi même bu sa leader defee sorti ba pare war nga maintenir benn morale boo xam ne au niveau des troupes ak benn ligne de communication boo xam ne gisuñu ko daa mel ni dañuy kafoo te it justice bi dañu tekk Adji Sarr dañu tekk ngay wax rek loolu tam wóorul parce que saa boo waxee erreur génn donc il faut que dal am ci ñu xam ne aussi li ñuy traité neexul a traité ndax réew mi dafa am nu mu tëddee ba noppi waaw